billahi min asheytaani rajim bismillahi rahmani rahim alhamdulillahi xaqa xamdihi wasalaatu wasalaam ala asrafil mursalin seyduna muhammadin allazi huwa sanadisu rahmaniyati alfatixi lima uxlika wa miftaaxu axfaalil wa ala alihi xaqa xadrihi wa miqdaari azim. mbokk yi déglu seen télévision en ligne Kewel TV bi bokk ci Mbis communication ñu leen di nuyu di leen ziar tey nag dañuy jeexal suñu salaatul fatiha lima ulixa Njaay professeur dafay clôturer tey ne woon naa leen fii salaatul fatiha am na yeneen fukki bunt ak ñaar la leen professeur waxoon am na ñu ko firi ci yeneen façon xam naa dinaa woo sax Cerno Hamidou Yoro Baan moom am na benn façon bu muy firee salaatul fatiha jaarale ko ci waxtu juróomi julli yi ci bés bi macha allah. salaatul fatiha ne dafa am zahir am baatin am baatinu lu baatin ci bi ñu nëbbaat ko maa leen di wax ne am na benn teen bu nekk ci juróom-ñaari asamaan ñu koy wax ardu sim-sim salaatul fatiha bi niyati martabatu zahir wa baatinati boo ko sikkiree yaa ngi dundal 70 malaaka 70,000 malaaka ñuy naan ci teen boobu moo leen dundal ñu lay sàbbaal ba ba si yowmal xiyaam professeur bismillah si pàcc bu mujj bi. auzu billahi samil alim min asheytaani rajim wa sallallahu ala sayidina muhammadin nabil karim wa ala alihi ashaabihi tahirin wa sallim tasliman kasiran daiman ila yawmi din. salaamaaleykum sunu mbokku jullit yi mbokku taalibe yi ñu ngi dellusiwaat ci seen émission di wax tey ci 5e dimension de la salatul fatih. comme ni ñu ko xame woon gis nañu yi jiitu gisoon nañu martaba al fatihi al xaatimi nasiri haadi tey ñu ñëw ci xaqa qadrihi wa miqdaarihi al azim. waaw kon nag loolu bu nu ko gisee toujours dañuy ñëwaat ci wa ala alihi xaqa qadrihi wa miqdaarihi al azim. wa ala alihi xaqa qadrihi wa miqdaarihi al azim buñ ko chiffré mu ngi taxaw ci exactement 1877 bi mën nañ ci am une lecture par exemple dire le 18 et le 77. le 18 mooy turu yàlla bi nga xam ne mooy yaa xayyu le vivant ndax yàlla moom rekk dund leneen dundul ndax ñun suñu dund gi ci dund yàlla gi la dépendre kon loolu kon ñun dundunu bu ko defee 77 bi dafay taxaw moom tam ci huwa allahu daf lay renvoyer directement ci ixlaas moo tax yii yëpp dañu imbriqué on ne peut pas les séparer. ixlaas fatiha salaatu fatiha loolu peut-être pour ultérieurement daañ ko gis waane bu ñu boolee allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa ala ali xaqa qadrihi daaril azim mu ngi ñuy jox exactement 2640 boo ko xoolee toujours daf lay renvoyer ci Allah ndax foog naa c'est 66 multiplié par 40 66 multiplié par 40 donc moom yàlla moom fu nekk nga koy gis salaat fatiha moom yàlla lay kese la yonent bi kese la looloo tax moom salaat fatiha xaw a doy waar waane bu ñu defee l'étude da ngay gis ne mu ngi taxaw ci wa ala alihi andiwul wa sahbihi moo tax les sahaba ci biir salat fatiha ils ne sont pas concernés ndax salat fatiha ci haqiqatul muhammadiyya directement ça concerne le prophète Mohammed et sa famille. yaa nag sa famille au sens large mooy Banu Hashim ñooñu la gën a bokkal dëgg au sens strict da ngay gis ne àll yi dafay taxaw rek ci ahlul beyti les gens de la maison
kon si wala alihi il parle strictement des shérifs ndax shérif yi ñoom ak Seydina Muhammad ñoo bokk au même niveau de création boo demee ci hadisu Tabarani bu mu jëlee ci Ali ibn Abi Talib da ko poser la question wa maa xalaxtuka yow yonent bi lu la yàlla bindee yonent bi ne ko bi ma riñaanee dem ci yàlla posé naa ko la même question donc ñii ak Seydina Muhammad ñoo bokk te tamit ñii ñoom la alxuraan wax boo demee ci sourate Ahzab il parle de la famille stricte ahlul beyti ñi nga xam ne ñoo génn ci Fatmata ak Aliyun ñooñu la wa ala alihi concerné au passage maa ngi ziara sama sëriñ Seydina Abdoul Moutalib ca Pikine et toute la famille et également tous les chérifs de la diaspora n'est-ce pas kon ñii la ahlul beyti rek concerné moo tax yonent bi balam fay jóge daf ñu bàyyil benn hadis bàyyi naa fi ñaari mbir muy alquran jooju nag leer la njub la mu ne na ngeen ngoy ci alquran bu leen tàqali ko alquran bàyyi naa fi également sama waa kër yi ahlu beyti taraktu fiikum amrayni kitaaballah fiihi nuurun wa hudan wastamsiku bi kitaaballah wax li beyti lii leen yàlla bàyyil moo tax ñun ñu dem ànd ak Cheikh na Ahmad Tijani waaw loolu na leer n'est-ce pas kon ñii rek lay wax ahlu beyti bu ko defee bu ñu passé ci ahlu beyti yooyu ñu ñëw xoolaat dimension xaqa xadrihi bu ñu agsee ci xaqa xadrihi da ngay gis ne xaqa 108 voilà mais boo jëlee diagramme rek mu dellu la ci 18 bi ma doon wax ni xayyu xadrihi dayom yonent bi kenoom yonent bi lii yëpp boo ko chiffré dafa lay jox le 417 dëgg dayoo yàlla dëgg dayoo yonent bi loolu kenn mënu ko xam moo tax yàlla ne man sama dayoo man leen ma ko jox maa xadrullah xaqa xadri lii moom moo tax sëriñ si ne xaqa xadri bii mooy sirru salaatul fatih boo bëggee sirru salaatul fatih dëgg yaa ngi koy fekk ci baatu xaqa xadri yi ndax yonent bi wax na ni man yàlla dong nga ma xam ak sama bopp keneen xamuma comme que nag keneen xamu ko loolu yëpp ñu ngi koy dugal ci xaqa xadri yi bi xaqa xadri yi bi nag buñ ko xoolee dëgg 414 mooy dëppoog Haahuut fi nga xamee ne fa la yàlla ne dëgg kenn xamu ko ndax fii nit mënu fa egsi ci Haahuut bi moo tax réellement tamit xaqa xadri yi nit mënu ko xam moo tax boo demee ci Seydina Idris al Iraqi dafa lay wax ne dëgg boo dee seet mbootu salaat fatiha na nga ko seet ci xaqa xadri yi Haahuut bi nag fii la yàlla jóge ci Haahuut war a tàbbi si fii ci Laahuut bi nag lañ ko xamee il a fait donc une descente ci Laahuut bii lañ ko xamee fii nag la nekkee Allah waa ni fii moom nit mënu koo xam n'est-ce pas moo tax ñenn ñi bu ñuy jàng salaat fatiha dañuy jàng salaat fatiha ba ci xaqa xadri yi ñu répété ko xaqa xadri yi am na ñu koy def 417 am na ñu koy def peut-être
le 17 am na ñu koy def 41 am na ñu koy def boo xoolee 12 n'est-ce pas waaye loolu lañ cay sàkku ndaxte xaqa xadri yi sirru kun fa yakun la ndax boo jëlee xuruf yi 1 2 3 4 5 6 boo ci yokkee le 6 mu jox la le 423 423 boo ko liiree tu as le 243 moom la ñuy wax jamra 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 nag mooy siru kun fayakun parce que boo defee kun fayakunu mu jox leen le 236 nga yokk ci araf yi 7 mu yóbbu la directement sur le 243 moo tax 243 bi mooy baatinu xaqa xadrihi moo tax soo ñëwee ba ci baatu xaqa xadrihi nga baamtu ko ci ni ma la ko waxee tu auras exactement le secret du kun fayakun incha allah loo ñaan mu nangu laa turaddu bu ko defee ñu continuer bu ñu continuer ñu xoolaat n'oublie pas ñu yokk ci wa mixdaarihi wa mixdaarihi wa mixdaarihi wa mixdaarihi voilà mixdaar bi tamit kenn xamu ko fa yeneen commencé ak fan lay jexe ku la koy wax le monde fa mu commencé ak fa muy jexe doo gis nit ku la ko wax kon loolu dëgg mooy siru ba mais boo boolee wa mixdaarihi bii daf lay jox le 356 le 356 moom bu ñu tardé ci di ko développer mais nañ ko jéem a boole avec le 417 bu ñu boolee les deux mu jox ñu fii 3 7 et 7 le 773 mais à première vue quand on prend l'inverse de 773 daf lay jox le 377 waasi' voilà moo lay jox le 377 moo tax lii nit mënu ko xam waasi' amplitude boobu personne ne peut savoir n'est-ce pas bu ko defee kon mais réellement ça le 773 moom tam c'est intéressant mas naa ko wax ailleurs en disant que nit li muy sàkku yëpp mooy al fatxul akbar xam nga fatxu ñëw na ci alxuraan ñetti yoon daanaka boo demee suratul fatxi ñëw na fa ñaari yoon fa ngay amee fatxun mubiin fa ngay amee fatxun xarib mais boo demee ci iza jaa nasrullah suratul nasri moom la iza jaa nasrullah wal fatxu boobu day war nag le fatxul akbar bi nga xam ne moo gën a màgg ci ubbeeku yi donc boo xoolee alfathu kooku moom war ngeen ko miin ndax da yàgg naa ko wax alfathu c'est le 519 n'est-ce pas le 519 waaye bu ma ci yokkee al akbar le plus grand des ouvertures ou bien la plus grande des ouvertures al akbaru n'est-ce pas tu as là 222 et 32 222 et 232 ça te fait le 254 voilà 254 plus 519 ça te donne directement le 773 le 773 bi kon boo bëggee fathul akbar man nga jàng sa salaatul faatihi ba nga ak ci wa miqdaarihi al azim xaqa xadrihi bokk wa miqdaarihi nga def ko 773 di ci sàkku loolu ma la doon wax
boo paree nag nga continuer sa salaat fatiha loolu it c'est une possibilité. lii nag dama koy wax souvent ndax dafa am sama benn sëriñ bu ma mas a seet si mu di ma defal ñaan li bële ko ba mu taxaw ci Fathul Akbar mu di ma koy man ko pourtant loolu mu ngi fii boo seetee ci Haqqa Qadrihi wa Miqdaarihi al-Aziim foofu nga koy fekk. donc lii ko taxaw jàpp àla kulli alin nga gis ne loolu yëpp mën nga ko ci am. salaatu bi nag dañ koy tuddee salaatu ridwaan. salaatu ridwaan am na ñu koy tuddee ni salaatu ridwaan parce que julli li mu war a sàkku yëpp mooy ridwaanullah. muhammadu rasulullah wallazina maahu ashiddaa'ul kufaar ruhamaa baynahum taraahum rukaan sujjadan yabtaghuuna fadlan wa ridwaanan lii rek la julli war a sàkku kon ngërmande boo taxee salaat faatiha ala kulli alin di nga ko am ridwaanullah da nga ko am. moo tax léeg-léeg dañuy wax ne salaatu rida bu ko defee loolu peut-être nag foofu la ñuy terminer joxe ci benn recette. boo xoolee salaatul faatiha bi salaatu ridwaan bi tur yàlla yi ci ñëw tiyaa xaqu tiyaa xadiiru tiyaa ba tey xaadiru ñu terminé ci azim voilà yii yëpp mu ngi ci biir kon recette biñ ciy joxe tey mooy na nga jàpp salaatu bi nga def ko comme lim ñi daan joxe bañ a sonn ñu def ko peut-être allahumma salli ala sayyidina muhammad wa ala alihi xaqa qadrihi wa miqdaarihi al azim nga def ko 111 après nga jël yaa xaqu yaa xaddiir yaa xaadir yaa azim moom nga dem ko def ko 111 boo pare nga def abduwa mbaa boog nga def hadiya yonent ba pare nga jàng loo bëgg ñaan nga ñaan n'est-ce pas boo ko defee lépp li nga ciy sàkku di nga ko ci am incha allah ndax gis nga ne lii siru kun fayakun la bu ko defee kon ñu yemale ko fii bu beneen yoon ñu continuer salaat faatiha damay wax ne du jeex mën nañ fee wax ba tax du jeex xam naa ne bu beneen yoonee dañuy continuer waat rek parce que biir salaatul faatihi fa la ismulaahil azam nekk harfin bi harfin toutes les lettres du grand nom de Dieu sont dans la salatul faatihi et dans la fatiha moo tax yii dañuy taxawaayu ismulaahil azam bu beneen nag ñu jéem a seet ismulaahil azam nan lañ ko ci mën a gisee ñu ngi leen di gërëm di leen sant yéen ñi ñu mayoon seen nopp nuy wax bu ko defee ñu sant yàlla sant yi suñuy sëriñ ñi nga xam ne ñoo ñu indi lii di leen wax ba beneen yoon allahumma salli ala sayyidina muhammadin al-fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaqa nasir al-haqq bil haqq wal hadi ila siratika al-mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdari al-azim subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin jërë ngeen